télévision Futurs Médias mbokk yi nuyu nañu leen bu baax a baax rafetlu ni ngeen àndee ak suñu programme fas yéene ànd ak yéen ci xibaaru timis yi la ca gën a fës bokk na ci gerew bi nga xam ne étudiants yi ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru xëyee nañu ko tey ji seen naataango yi étudiants yi ci université Alioune Diop ba ca Bambey yeeg ñaxtu ya ñu nekkee moom la ñuy jàppale ba tax ñoom it ñu wàcc ci mbedd yi ci yooyu la jamono boobu la université mu di université Alioune Diop bu Bambey jafe-jafe ya fa amoon diggante étudiants yi takk der yëf ya kon mujj na ci jàmm wéer nañu ngànnaay waaye ci yooyu la jamono seen natango yi jàng wàllu santé communautaire nekk ci diwaanu Njaareem ñoo amal ab doxub ñaxtu dox ba fi nga xam ne moo di ca gouvernance ba li ñuy ñaawlu mooy kilifa yi ak ni ñu leen taxawoo ci seen gis-gis dafa bari lu des ci seenub njàngin ak anam ya ñu nekkee. diwaanu Ndar njëgu mburu gi ñu yokk askan wa nee nañu duñu ko dégg lu aju ci ñii di consommateurs yi ànduñu ci dañoo bëgg ñu wàññi njëgu mburu gi ca woyule wàlla am na réunion boo xam ne administration territoriale bi ak boulanger yi ñoom ñoo ko war a amal ci fan yi di ñëw ngir xool ana ñaata la ñu mën a jaayee kon njëgu mburu mi. wàllu tàggat yaram lambi Papa Sow ak Siteu ji fi indi woon coow ka ko tëggoon di Pape Abdou Fall ñu ne na ko tëggaat 29 janvier Pape Abdou Fall nee na tëggaatul la tax moo di coono bopp daj na ko ci boobi de combat ba mu ko taxawalee 2019 ak léegi yëf yi musut a yomb ba tax na fii la ci yem Papa Sow ak Siteu bu leen neexee mën nañu dem ca CNG ba jëli la ñu fa dese ci xaalis ni seen reliquat mbokk yi lii mooy di fi gën a fës ci xibaar ngeen taxee lu ñu faram fàccee leen ko. université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru tey jii tàng jër la defoon sabab li ñoo di étudiants yi ñu xëy ay ñaxtu ki xultu seen naataango étudiants yi nekk ci université Alioune Diop bu Bambey grève ba ñu nekkee ñoom la étudiants yi université Cheikh Anta Diop yi di jàppale ba taxoon ñu wàcc bëgg nañu kilifa yi gestu leen ndax ñaxtu yi yàgg na te it tawat yi lees war a saafara la ñu ànd ci reportage ak Cheikh Diop. boo soree xetuk saxaar si moom moo lay njëkk a song nga jege si mu mel ni ngay gis ay pneu yoo xamante ni daal nañ koy taal ci biir UCAD ay xeer yoo xamante ni itam daal nañ koy sànni fii ci avenue Cheikh Anta Diop di grenade lacrymogène yoo xamante ni nag ma ngay wëy dooni sox. jàmmaarloo yi de daal di door ca njël bi 6 heures du matin jotee bi 11 heures jotee ba toftal fukki simili ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di étudiants yi nag daal di indi jàmm ci seen diggante ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di way takk der yi. J'ai entendu ce que vous avez dit, j'ai entendu votre doléance. Oui. Mais c'est pas de cette manière-là que vous devez exposer votre doléance. On est d'accord. C'est pas en jetant des pierres. Vous pouvez vous faire entendre autrement. C'est vrai. Mais pas casser les biens appartenant à autrui. Et vous êtes assez responsable, vous êtes des étudiants, vous n'êtes pas n'importe qui. étudiants yi lay bëgg indi seen ak njàppandal ci yeneen i étudiants yi nga xam ne nag ñoom ñoo nekk ci université Alioune Diop bu Bambey ñoom ñooñee nag di sàkku lépp lu soxal seen ak nekkin ñu gën koo ñoŋal. Ce qui nous pousse au moins de réussir aujourd'hui, c'est au moins de ñëw wàcc sur le terrain mooy li nga xam ne moo xew Bambey li nga xam ne mooy étudiants yi étudiants Bambey yi ñu ngi leen di traiter vraiment dans les situations yoo xam ne instant bii moo loolu moo tax instant bii nii en tant qu'étudiant ñu wax ne dañuy wàcc sur le terrain pour au moins jàppale leen ci nga xam ne moo xew. avenue Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru coppiwul xar kanam benn yoon ginnaaw jàmmarloo yi nga xam ne doxoon na ci diggante étudiants yi ak itam ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di way takk der yi ñoom étudiants yi leen nag di sàkku ci njiit bu réew bu Sénégal mu daal di indi saafara ci jafe-jafe yi nga xam ne nag ñu ngi koy dund ci bépp université woo xamante ni nag mi ngi nekk fii ci réew bu Sénégal ngir ñoom ci seen bopp mën a ñoŋal seen ak nekkin waaye itam jàmm daal di dox seen digganteeg way takk der yi. Cheikh Ngone Diop ñu bàyyee ko université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru wutali université Alioune Diop bu Bambey étudiants yaak ñaxtu xultu ya ñu fa nee woon teg nañu ko ci suuf waaye ci yooyu de jamono seen naataango yi nga xam ne ñoo fare ci santé communautaire nekk ci diwaanu Njaareem ñoo gont wane seen bopp doxub ñaxtu la ñu amal ba gouvernance ngir becc fa seenu mitit ndax daal nee nañu anam ya ñu nekkee dara ci baaxul ñu ànd ci ak Babacar Diouf. seen morom yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci situ Njaareem bi ñoom ñoo jël tey relève bi doxub ñaxtu dem ca gouvernance naam tojuñu xeexuñu wante nag seen làmmiñ moom xaw na. dañu mer dañu génn pour manifester suñu mécontentement si li suñu autorité bi jiit ci université bi di def ànduñ ci tey ànduñ ci suba il a sorti un communiqué dans lequel il nous a fait un big up pour dire que Diourbel est en train de continuer ses activités pédagogiques. pour dire que génne na benn bataaxal pour wax ni que
campus bu nekk Diourbel ñu ngi continuer di def seen activité loolu dañ koy génn ñu démentir ko ñun on est de tout cœur avec coordination bi ki jiit ñi nga xamante ne ñooy étudiants yi jiite ñun ñëpp ñii di étudiants ci université bi ñoom la ñu àndal tas na ko mais ñun nanguwuñu ni tas na. mu di génn ndongo yoo xam ne nii taxut recteur bi changé benn yoon ci fi mu tegoon tànkam. waaye bi ñuy bëggee def première session bi ñoom ñoo ko bañ par violence léegi ñu reprendre enseignement yi à partir du mois d'octobre 2021 remarque bu ma dem bëgg def foofu ba mu fi egsee ci kër gi ba léegi diggante mois d'octobre ak mois de décembre bii li ñu jàngale ci temps mus ñu ko def ci université bi depuis bu ma nekkee fii. moom sax li mu xamle moo di ne autorités universitaires yi du ñu varier ci li nga xamante ne mooy décision yu ñu jël. ci assemblée d'université ay décision assemblée université la décision yooyu nit mënu ci ñëw kenn mënul ñëwaat ci décision yooyu. mu mel ni waxtaan wi a taxagul diggante étudiants yi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk université Alioune Diop bu Bambey. des ba léegi ci wàllu njàng meeg njàngale mi ak jafe-jafe yi ci am fële ci institut français bu étudiants yi bàyyee ko bitim réew nekk ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru mu di institut de français pour les étudiants étrangers de l'UCAD ginnaaw jàngalekat yi ñu dégg keroog samedi ñu wax kilifteefu barab boobee yëkkati na ay kàddu jëm ci ñaawlu doxalinu jàngalekat yi ak pexe yi ñu ne moom la ñuy lal ngir indi blocage ci examen yi ak résultats yi ci war a tukkee loolee rafetlu wuñu ko mu mel ne kon xeexub yoon taxaw na kenn ku nekk fas yéene yóbbu sa morom ca yoon ngir kalaame ji ko fa leeral yeeg Corom Mbaar Mbisaan Ndiaye. mu mel ni nag dara doxatul ci diggante direction ak enseignants ya fare ca institut français bi ñu jagleel étudiants yee jógee ca biti réew ñoom sax nekk ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru. 8 novembre passé dañu jàppoon pour def ay tests d'entrée pour étudiants yi am ñetti jàngalekat ñu nekk fii yoo xam ne nii dañu ñëw ni test bi du fi amee. pour bañ coow ma dàq ko ba mën a jël ay matuwaay yoo xam ne nii dinañu may xale yi ñu def seen examen ñi mu waree ci laa jàppaat samedi bi passé muy le 11 novembre ñu yóbbu ko NCTP def ko foofu ma woo aussi agent sécurité yi nga xam ne ñoo nekk rectorat tey saytu aussi kaaraange ci université fii pour ñu fexe ba xale yi mën a def seen examen ci jàmm ak salaam. ñoom it ñu ñëwaat foofu fekk ñu fa ni test bi du fi mën a amee. boobule institut ñuy wax ni jàngalekat yi dañoo teg yoxoo li nga xamante ne moom moo di copie yu examen yu étudiants yi le directeur bi sax daal di miim lépp loo xamante ne ñeel na wàllu voie de fait jëmale ko ci ay collègues am. ñoom nag ci lañ génnee comme li ñu bëggoon sottiwul ndax ñun fexe nañ ba xale yi jot ci seen ak seen yelleef maanaam def seen examen. li leen dese woon mooy ñu génn ci télé yi ak rajo yi di wax naan woy recteur dafa recruter ay nervi gaañ leen dóor leen may wax ci kanamu ñëpp ni loolu laalewul ak benn dëgg parce que ku xam université ni muy doxee xam ni nii organisation activité pédagogique ak scientifique yi yoonu recteur nekku ci. professeur Abdoulaye Diouf moom sukkandiku ci loi 94/79 ci lépp lu ñeel wàllu franchise universitaire moom sax daal de wax ni dina yëkkati ab plainte mu jëm ci enseignants yi. leneen li nga xam ne nag ñoom moom la ñu war a wax nit ñi mooy que depuis mois de juillet dañu jël copie étudiants yi ñu téye ko xañ leen seen i droit xañ leen seen te loolu. la loi 94/79 bi ma wax léegi daf koy dàq dañu dul nangu ay nit yoo xam ni d'accord ñu nekk parce que uniquement li leen intéressé mooy nekk directeur u IFE tax ñu ne di chantage étudiants yi ak du def naka sudul noonu loolu du ñu ko nangu kenn du ko nangu fii ndax dëkk bi aussi dafa am yoon te lu fi mën di xewlu ne aussi dañ koy teg ci ay règles. ñoom jàngalekat yi fare ca boobule institut nekk ci ab grève boobook léegi am na ñaari fan wax nañ itam ni dinañu porter plainte kii di recteur bu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ñoom sax li ñu koy toppee di coups et blessures naka noonu lépp lu jëm ci wàllu voie de fait. njàngale mu suufe mi caafang cay bëgg a xam sabab li moo di ab enquête boo xam ne kàngam def nañu ko jëm ci école sénégalais ak ni muy doxe wane na ne kon élèves yaa ngi jàngum tux ci école yi daanaka seeni yat juróom-ñaar ba fukki at ak juróom ca la toll loolee nag nees def ba saafara comme moo waral ñuy dénk wàllu njàngale mi lëkkaloo ak jàngalekat yi ngir di ci sàkki pexe Cheikh Anta Diop.
ginnaaw ab xayma blanquette bu ñu def nag ci l'école yi ñu gis na nag tout tànk yu bëri jamono yi nag dañuy laal cigarette ci tolluwaay bi jéggi na doye lool xale yi nga xamante ni di góor ak jigéen di tux ci l'école yi. ren bi ñu defee enquête bi lu ñu gis mooy xale yi dañu commencé teel a tux balaa ñu amul 10 ans sax c'est-à-dire 7 ans commencé ñu laal cigarette. enquête bi mu ngi ciblé woon xale yi nga xam ne 13 15 ans mi nga xam ne ñu nekk 6e 5e 4e ay 3e mais gis nañ aussi enquête bi lu mu wone c'est que xale yi boo xaymee téeméeri xale pratiquement fukk ak lu teg dañuy tux. li ci gën a yéeme kii di docteur Omar Ba nee na am na ci ay xale yoo xamante ne sax léegi dañuy jéggi cigarette bi di tux yeneen xeet te loolu baaxul seen wér-gu-yaram te mën naa dem ba indil leen tolof seenam njàng. dañuy jëfandikoo cigarette électronique dañuy jëfandikoo chicha te chicha dafa nekk pon bu gën a bon ci pon yi ci cigarette parce que war naa ko sànq benn séance de chicha moom ak ñaari paquet cigarette ñooy yem. chicha dafa leen di lot il faut ñu toog xool nu ñuy informer et la cible la plus yi nga xam ne moo ëpp solo tey te mën nañ leen laal informer rapidement mooy xale yi donc enseignants yi ñoo ko mën a def donc loolu moo waral tey ñu ñëw fii tey bu defar li nga xam ne validation document bi nga xam ne defar nañ ko ba pare. ay jàngalekat ñu yëngu nag ci wàllu wér-gu-yaram ñu ngi ci diwaanu Thiès di tabax ab téere boo xamante ni nag dañ koo fas yéene jox jàngalekat yi ñu mën koo dugal ci curricula yi di waxtaan ak ndongo yi ngir ñu mën a bàyyi tux. ñam wi gone yi di lekk ci école yi da di lu baax ci ñoom ndax dana tax seenum njàng gën a tege ci yoon ngir gën koo dooleel nag moo waral ñu yokkal ministère éducation nationale $1 milliard ci budget ngir ñu gën a mën a taxaw lii di cantine scolaire yi am ndaje mu ñu doon amal tey ji mu dajale ñëpp ñu séq partenaires yi ci école Sénégal teewe woon ko fa la ñu jibale yooyu le kàddu gis nañ ne ngëneel la ba tax ñu fas ci yéene gën a taxaw ngir élèves yi ci l'école yi mën di am lu ñu lekk bu ñu xiifee Fat Bintou Konté teewoon ca ndaje ma. xale bu xiif mu di xale boo xam ne nekkul ci benn condition boo xam ne dina mën a jàng na mu waree ba tax ni taxawal nag ay li nga xam ne moo di cantine scolaire dafa nekk lu am solo ci dëkkaan yi nga xam ne moom la ñu nekk. fépp lañ ko soxlaawee mais fépp fi nga xamante ne foofu lañ ko gën a soxlaawee mooy ci xale yi nga xamante ne nekk nañ ci zone yu gën a pour ne pas dire àll bi zone yu gën a sori nga xamante ne souvent école amul fépp. dañuy dox dem ci beneen dëkk pour dem jàngi xam nga xale boobu su doxee ba egg ca dëkk ba war a jàng war a gont te amul lu mu lekk war a delluwaat day koy tardeel ñu ne zone yooyu d'abord nañ fa samp ay cantine pour dimbalewaat xale yooyu ñu mun a dal am wërgu yaram mun a toppatoo seen njàng réussir seen njàng donc cantine bi dafa nekk benn condition bi nga xamante ne dafa am solo lool pour bëggee xale yi mu am njàng mu mucc ayib. wante nag boobee alimentation faaw nag ñu di ko xoolaat bu baax lu jëm ci wàllum qualité. On a tendance à voir les enfants manger trop sucré, trop salé, etc. Et cette éducation, elle commence aussi. ñuy faral di gis xale yi di lekk loo xam ne dafa saf trop xorom wala suukar gi ëpp loolu te nag boo xoolee éducation ci li nga xam ne moom moo jëm ci wàllum lekk ci école yi lañ koy commencé ñun PAM fii dañ am application boo xam ne ñu ngi ko tuddee NutriFam di jàngal yaay yi nga xam ne ñoom ñooy toggal xale yi ci cantine scolaire yi lan mooy njëriñu repas boo xam ne dafa am nutrition. Qu'est-ce qu'il y a dans son assiette? Est-ce que c'est équilibré? nekk nag obligation ci diggante xale bi li nga xam ne moom moo di cantine scolaire dafa nekk benn enjeu bu mag ba tax ni amal ko sax benn cadre juridique maanaam voté benn loi ngir imposer ko ak tamit wutal ko financement bu am doole ngir mu mën a law nekk na lu am solo. loi boo xam ne assemblée nationale lañ koy woote ba nga xam ni dañ naan cantine scolaire alimentation scolaire tey boo xoolee suñuy loi boo xoolee suñu charte dëkk bi d'accord nañ ñu ñëpp daal di ne cantine scolaire dafa di loo xam ne dañ ko fii saxal kooku di benn ñaareel bi mooy financement bi il faut que nag ñu daal di fàttaliku ni mbébét boo mënta am bu fekkee jëluloo sa alal daal di ko ciy dugal sa kattan daal di ko ciy dugal mbébét boobu di dem fenn. fu ñu toll nii lu toll ci 1 milliard ci budget 2022 bi yokk nañ ko ci bu ministère de l'éducation pour rek li nga xam ne moom moo jëm ci wàllum cantine scolaire yi la bu nekk ci at yi ñuy dugg si dinañ taxawal benn programme national d'alimentation autonome lépp nag ñu basé ko ci mbay mi nga xam ne moom la ñuy bay fii ci Sénégal.
mburu mi ñu yokk ak njëgam jële miis bi ci fanweer yóbbu ko ci fanweer ak juróom ca diwaanu Ndar ñu bari ci askan wi nee nañu duñu ko dégg li ñu bëgg mooy ñu wàññi njëgu mburu gi buñ ko munta ba fa mu nekkoon loolee nag sabab ndaje moo xamante ne ji kilifa yi mu di administration territoriale ba ñu ngi koy waajal seen digg ak bu lañ see ca diwaanu Ndar ngir jàpp njëgu mburu mi ci njëggoog askan wi dinañu ko attan Ousseynou Diop ca Ndar. mburu mi ñu daat koy yokk ci diwaan Ndar géej nag askan wii ba ñu déggee xibaar bi ñu ci bare nag dañu mettitlu yokk bi ñu ko yokk ñu dugg ci boutique bi lee fekk fa Cheikh Tidiane Gaye moom ma ngay jaay waaye xol ba neexul. li lañ wax li ngay jaayee ak ñaata nga ci am incha allah waaye nag métti na ci jamono ji métti na ci njaboot gi waaye amuloo pexe tabaarakallaa da ngay fas yéene rek lépp lu ñu yokk rek yàlla jox la njëg goo ko jëndee ba ñu jaloo la sa wéccet. ñi nga xamante ni itam dañu jaay tàng naa ñoom yéy nañ yàbbi ca mbir ma Maymuna Sow tàng naa la yor jàkkaarloog université Gaston Berger bu Ndar nee na li nguur gi def àndu ci benn yoon. nañu wàññi seen mburu bi metti na ndax nit ñi macha allah lu yàlla xam doy na ñun ñu koy jaay da ngay jaay ba pare wóor na yàlla da ngay bëgg fay sa mburu doo ko mën a fay dafa metti. ñi nga xamante ni dañuy xëy di jënd mburu di ci am dara ñoom it rafetlu wuñu ndogal bu nu mel la ñu gis mooy yokkute bi dina gën a metti ci askan bi Seynabou Sey day jaay akara nee na li nguur gi def àndu ci benn yoon. yokkute mburu mi ne ba arrangé wuñu ñun ñi ndax ñu borom njaboot lañu te njaboot moom bu ñu bëggee jënd fukki miis suñu amee ñaar fukki nit moom bëgg sa jënd fukki miis moom day metti si ñun kon mburu mi war na ko mën a wàññi daal moo gën a mooy cher si ñun. ñi nga xamante ni sax dañuy liggéey ci mburu bi yokk bi arrangé wu leen ndaxte jàpp nañu ni ay père de famille lañ te dëkk bi dafa metti Birane Fall yore otoom di livrer ci quartier bii di Balakos. actuellement nii léegi rek boulangerie laa jógee neen actuellement nii dañoo war a waxtaan ak gouverneur pour jéem a xool ba xam prix yi ñu koy fixé kon xam nga grève yokkute gi am na wax dëgg yàlla daal métti na war nañu yërëm nit ñi yërëm askan wi te xam ne réew mi léegi neexatul man daal loolu mooy sama xalaat su ma sañoon daal ñu jàpp ci wax yokk moom vraiment li ñu yokk doy na sëkk. daañu xam ci diwaanu Ndar géej benn mis bi ñaata lañ ci teg ndaxte daañu amal ndaje ci ay waxtu yu néew. Ousseynou Diop njóobee nag mburu histoire bu yàgg la. leneen ci wàllu xibaar moo di artisan yi ñoo ngi tëgg seen gémmiñ di wooteeg wàllu li ñu bëgg moo di état bu Sénégal commande publique bi mu am lu mu leen ci cërale ndax d'abord ñu mën a suqalikuwaat ndax woppi Covid 19 bi yàq na lu bari ci seen liggéey waaye ci seen gis-gis dina mën a tax kon lii di gone yeeg li ñu nekkee di xëy du ñu am lu ñu liggéey mu di chômage bi daal di wàññeeku ñoom ñooñu nga xamante ne ji kon ne artisan yi Sénégal toll kon ci téeméeri corps de métier ak ñaar fukk ak juróom-benn kuréel gi leen tënk ñu tuddee ko association bokk bëgg-bëgg. assemblée générale bu ñu doon amal ca Diamaguène Sicap Mbao fa la ñuy yëkkatee yooyu le kàddu ñu ànd ci ak Ndonga Ka. lu tollook 100 et quelques ateliers ya nga xamante ni ñi ngi ci secteur bi di liggéey am seen carte membre bokk ci association bi ñi ngi fi te ñooñu li ci ëpp doole 85% dañoo luyee place yooyu moomuñu ko li ñu xaar ci état concrètement mooy secteur bi ni mu mel artisan yëpp seen jafe-jafe mooy emplacement bu ñuy liggéeyee te tey jii wax dëgg yàlla amuñu ko lépp lu mu munti doon rek ñoom ñoo koy wutal seen bopp secteur bi tamit aussi mi ngi jooy formation ci état parce que souvent dañ koy dégg ci kaw rek à chaque fois ñu permettre dinañu defal nangam di ñu defal nangam xañ na nag ci kaw lay tegee mais li ñu war a wóor mooy egsi wul fii ci commune Diamaguène Sicap Mbao. intersyndical gi jaboote liggéeykat yi ci hôpital Amadou Sakhir Mbaye bu Louga mer ba futt la ñu def yi ñu mere moo di état bu Sénégal rawatina ministère bi leen jaboote di ministère de la santé li indi mer bi mooy téeméeri millions yoo xam ne dañu ko wàññi ci subvention yi ñu doon baaxee hôpital boobe syndicalistes yi gis ne dogal la bopp kilifa yi ñoo ko jël te lu dul ay jafe-jafe du ko jural l'hôpital ba ñu ànd ci ak kii di Ali Nabédé mooy porte-parole intersyndical gi jaboote liggéeykat yi hôpital Amadou Sakhir Mbaye bu Louga ñu teewlu ay kàddu. dañu ñaxtu bi ñuy ñaxtu nag mooy dañu naqar loolu wax dëgg yàlla li nga xam ne état bi def ñu koo def ndax ñëpp xam nañ ne si njëlbeenu année at bi état bi def ne woon dañu yokkal hôpitaux yi ak structures sanitaires yi seen ndàmpaay bi nga xam ne moom leen di jox pour ñu mën see liggéey ñun ñëpp ñu tàccu kontaan ba dee waaye nag la ñu gën a naqadi mooy dañu dem ba cappaandaw bi ba léegi at bi jeex ñu indil ñu ay note di ñu wax ne la leen digoon ne dañ koy yokk si seen subvention yi dañ koy rocci te ñëpp xam nañ ne bañ ñu ko diggee si njëlbeenu at bi si la ñu sukkandiku pour mën a def suñu liggéey tey jii nii nag andil nañ ñu problème si structure yi ndax salaire yi boo moytul duñ ko mën a fay waaye andil nañu problème tamit si vraiment wax dëgg yàlla ak fournisseurs yi ndax fournisseurs yi boo leen fayul ñoom it duñ la jox ay intrant te boo amul intrant sa laboratoire du fonctionner sa radiologie du fonctionner ak yeneen services yi bu ay ponction di war a am wala wàññi xaalis si ay budget di war a am waruñu ko def si santé bi ndax feebar mbas mi fi jàll
wane na ñàkk ak manquement yi nga xam ne moo am si bërëb fajukaay yi bu fekkee ne nag mënuñu yokk li ñu am wax dëgg yàlla nañu bàyyil ak suñu yelwaan. Sodefitex ga ca diwaanu Kolda liggéeykat ya fa nekk tey jii ab toogaanu ñaxtu la ñu xëyee ci buntu usine ba li ko sabab moo di dañoo dégg ne kilifa yi dañoo jël dogalub tëj usine ba loole nag lañu duñu ko dégg ndax ay gàllankoor ak coono àdduna rek la leen di jural ne fa la ñuy daane seen doole di fa amee seen teraanga dañuy teewlu kaddu yi ki yore seen kaddu di wuyoo ci turu Ali Diaw. ndax suñu usine bi lañ bëgg a tëj usine bi yàgg na di fonctionner fii depuis ay suñu jamono yu maam ñun dañ koo donn fii nii. usine bi lu ko war a tëj mooy ko nguur bi ak Sodefitex la Sodefitex dafa ne nguur bi dafa leen yoral lu toll 8 milliards bu leen waroon fay ñu leen ko ba léegi nag dañoo xool situation bi boo xool ñu ne kon il faut ñu tëj usine Kolda bi pour seen dette boobu nguur bi mën koo fay léegi nag dette boobu noonu du usine Kolda rek moo ko yoral du nguur bi xaalis bu mu yoral Sodefitex du pour usine Kolda kese la pour usine ñëpp la kon tey ji nii bu ñu doon tëj nañ tëj usine yëpp mais ñu bàyyi Kédougou ñu bàyyi Vélingara ñu bàyyi Kolda ñu ne kon ko Kolda fii moom bu loo fi def rek baax na parce que yàbbee nga la problème ñoom amuñu problème loo fi def rek day jàll bii paa nag du jàll tey moo waral du taxaw nii ak sama naataange yëpp du taxaw nii ak samay papa ay samay rak ak samay mag dañoo tëj bunt bi oto du dugg kenn du fi roon ndox kenn du fi sol essence parce que dañuy ñëw sol suñu gasoil ak suñu camion jël suñuy kees coton nga xam ne suñu maam yi ak suñu mbokk yi ñoo ko bay ñëbbu ko Vélingara pour ñu agréé na ko foofu loolu la ñuy bay suñu coton nañ ko fi bàyyi ba ñu régler suñu situation ñu agréé na ko fii nii si suñu usine fu mu toll nii suñu chef de car dem na suñu chef d'usine dem na fii boo fi gaañ woon sax il faut ñu évacuer la ñëbbu laboratoire amuñu docteur lépp lañ bëggee ba fu mu toll nii même suñu mécanicien oto yi yóbbu nañ fii amul dara fu mu toll nii lu dul ñun ñoo xam ne ñun ñooy Koldoise ñun nag fii lañ dëkk fii la ñuy dee du ñu dem fenn dañoo bëgg liggéey lañ bëgg waaw moo tax tey ñu baare fii yoon bi dañoo bëgg liggéey. waxtaane wàllu tàggat yaram ak lambi Papa Sow ak Siteu bi ñu fa organisé woon te mu mujjoon ci fitna tax combat ba amul verdict ki tëggoon boobile combat di Pape Abdou Fall dañu ne ko woon mu tëggaat ko ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru janvier Pape Abdou Fall nee na mënut a nekk du moom mooy tëggaat joojile lamb ndax coono bu mu ci daj mu ne ba mu taxawalee lamb bi ñaar ñii ngeen di gis di Papa Sow ak Siteu 2009 ba léegi daanaka yëf yi yombul woon ci moom ba tax moom Pape Abdou Fall sàkku na kon ci ñaari mbëri di Papa Sow ak Siteu ku ca nekk nga dem ci CNG bi jëli la nga fa dese nipp reliquat wàllu football ak Tëngéej FC mi nga xam ne mi ngi xaar kon ñu ubbiwaat stade Ngalandou Diouf lu ko mooy ca mbaaw lay dem di recevoir ay match à domicile moo di situation boo xamante ne ji kon club bi ñi ngi koy ñaawlu club bopp ligue sénégalaise wàllu football professionnel ñoo leen di jàppale di sàkku nag ci état bi mu taxaw ci nu mu gën a gaawe defaraat stade ba ndax compétition ya fay war di am ñu ànd ci ak Amadou Ba Cheikh Sadibou Diarra. fiile ak app bu ñu xamagul fi mu yam Tëngéej FC du mën a dalal ay jonganteem biir dëkkam stade Ngalandou Diouf bi ñu yàq bokk ci lu ko waral ñu di ko naqarlu. ñu koy ñaaw du geste bu rafet xam nga métti na mais ñu ngi wax daal waa Tëngéej ñëpp nañu calmer xam ne sport foo la loolu yëpp jaru ko erreur la mais nañ ñaan rek bés bu stade bi paree de loolu bañ a amati foofu quoi loolu la ñuy ñaan daal. joueurs yi supporters yi ak dirigeants yi manko di sàkku ñu gaaw defaraat stade bi ligue football professionnel bi di ci woo nguur gi. c'est préjudice moral la bi muy indil équipe bi dafay dal également ligue bi moo tax ñu ñaan autorités municipales yi di ñaan autorité étatique yi di ñaan fédération ak képp koo xam ne rek mën nañ génne waxam indi kaddoom ba nga xam ne stade bi dañ ko defar nu mu gën a gaaw dans les plus brefs délais pour que week-end bi di ñëw Tëngéej mën see fexe ba mën a recevoir fi muy recevoir muy à Rufisque parce que bu ko deful rek dina am impact bu rëy ci équipe bi dina am impact ci déroulement championnat bi parce que déjà ñun amuñu stade bu ñu jëlee benn stade boo xam ne c'est un stade à moins mën na gën a perturber li ñuy def muy ligue bi muy nawetaan muy fédération tous les fédérations le corps sportif le ministère ñëpp nangu nañ ni violence amul place ci stade yi na ko xale yi xam na ko supporters yi xam ni football foo ak ree la. Tëngéej FC bokk ci club yi gën a xarañ ci Sénégal ci at yi doon sukkandiku lu bëri ci publicam bi. li ñu tëj stade Ngalandou Diouf soo moyuwul dina leen sonnal test bu njëkk bi week-end bii di ñëw. ñaar fukki footballkat ak ñett yi nga xamante ne ji kon ñii di waa fédération internationale football professionnel ak syndicat des footballeurs professionnels tànn nañu leen
mennam Edouard Mendy mi mooy benn doomu Afrique bu ca bokk moom Edouard Mendy di góolub Sénégal di football ca Chelsea moom rek moo bokk kon ci liste ngir kon yóotu raayep 11 de l'année bi FIFA di joxe ni ma ko waxee ànd ci ak FIFPro ak syndicat des footballeurs professionnels. mbokk yi fii la ñu yem ak yéen ci xibaaru timis yi ci télévision Futur Média 20h di ngeen ànd ak Chérif Cheikh Ahmed.